parce que jamono yooyu am na loo am Guinée. ba mu nekkee président amoon ngeen ay problème ba président Ablaye Wade duggoon ci. si problème boobu lañ bëggoon xam lan la man dama ko doon dégg nii rek. man maa moom Sheraton ba ca Conakry man mii maa ko moom. ah bon. maa ko moom maa ko tabax. waaw. parce que am na sax journaux yu ko génnewoon ci chantier bi. maanaam samay visite de chantier. maa ko tabax. waaw mais amoon na coow foo leen ci toll. xanaa kay sëriñ bu ma commencé di wax yow laaj boo ca toxalee laaj. du tax mu waa kon doxal voilà très bien. dama ne man maa moom hôtel ba maa ko construire sur 8 hectares. moo ëpp Méridien Président ak Radisson Blu réunis. Sénégal ba léegi mënaguñu am Sheraton. kon nag bu ma mënee tabax Sheraton ca Conakry jombul qualité boobu moo tax. dégg nga donc def naa ko ba ñuy liggéey ba ca biir fekk boobu jamonoy Conté la Dadis Camara ñëw jël pouvoir bi xàmmeewul ndeyjoor ak càmmoñ ma dimbale ko mu wax ak Xadaafi yónnee ko ay ndimbal yu am fayda ba pare ñëw fa sax waaw loolu. waaw léegi mujj nga jotaat sa yëf. man ba tey sama titre foncier mi sama loxo waaye xam nga Guinée ñoom amuñu suite dans le gouvernement mais foofu ministre des affaires étrangères il a été négligent parce que alalu Sénégal yi bu nekkee bitim réew ku ko saay-saayee Sénégal moo lay wan ne may da nga ko jox yëfam wala ma saay-saayee Guinée yi fi nekk. waaye ministre des affaires étrangères da mel ne xamuñu seen liggéey. sa diggante ak Laurent Gbagbo. waaw. Laurent Gbagbo te jamono yooyu mi nga xam ne amagul woon problème ba mi amee problème ban relation nga amoon ak moom. non man Houphouët-Boigny stage am pour comme médecin africain Kaolack la ko defee plus précisément mi ngi ko doon defee Mbirkilaan. waaye daf daan ñëw sama baay mu di ko ñaanal sama baay laa koy xam boobu ay fukki at ak benn laa am. foofu la sama relation ak Côte d'Ivoire kii toujours. dañ may jox passeport diplomatique dama am toujours titre ministre conseiller ci président Côte d'Ivoire yépp dañ may jox ay mission yu mag a mag yoo xam ne sax mooy ñëwoon Sénégal di jox. donc loolu Gbagbo da ko fi fekk gannaawam Robert Guèye fekk ko fi liggéey naa ak moom kenn rek laa ci liggéeyalul mooy Ouattara dem naa sax négocier ak Nigéria am na benn bés kii ñëw fi Obasanjo ñëwoon mooy en 2012. ñëw sama kër mi ngi fàttali ne man maa ñëwoon signé ak moom ci turu gouvernement Côte d'Ivoire moom muy président wu Nigéria. ma ngi ma teeroo ci aéroport Abuja ma ñëw avion de commandement bu président de la République de Côte d'Ivoire. mais loolu bind naa ko ay téere la bind naa ma vie. benn livre boo xam ne war na génn juste après confinement bi. pare na loolu yëpp maa ngi ko ci expliqué. mais amoon nga yow ak président Ablaye Wade amoon ngeen benn projet jamono yi ba fi nekkee fële ca booru Lompul projet Nouvelle Ville. waaw projet boobu naka la mujjee ba bi ni mu fi jógee est-ce que yaa ngi xalaat relancer ko ak le président Macky Sall. non man maa amoon xalaatu def une nouvelle capitale. ma wax ko Ablaye Wade mu oo Macky Sall boobu mooy premier ministre ñu d'accord ñu créer. ñu def benn décret créer entité bu war a créer nouvelle capitale du Sénégal pour dégager bu xonte Ndakaaru bi ak dafay jegeel dëkk yi ndax Dakar ak Ndar dañuy gën di jege te même Kaolack bu jógee ci yoon dem directement foofu Lompul moo gën a jege ñëw Dakar. am na réew koñ yu bëri ci Sénégal dañuy gën a jege wante mais bañ demee ba bëgg koo defar ci ministre yi am ci koo xam ne dafa am ay australien yu ñëw ne ko gis nañ fi jamaa bi ñuy wax zircon maanaam suuf si dafa jaxasoo ak jamaa bu ñuy wax zircon. waaw zircon boobu nag ñu jox ko ci alal yu bëri ministre yooyu ñu ñëw signé ne Ablaye Wade walla jamaa bi fi lay jógee te mënuñ faa def dëkk gas fa jamaa. ñu annulé projet dëkk ba. jox ko jamaa boobu ba léegi dañ koy dégg. mais li ñu ci doon laaj tontu naa ko. yàq nañ ko. li mu ci doon laaj yow tontu naa ko. waaw xam naa ne bàyyi. waaw bu ko laajtee après Assane. ñu ñëw nag ci question yi réew mi laaj. waaw yi réew mi laaj Sénégalais yi di xaaree Oustaz Serigne Ahmed Khalifa Niass Bouba. waaw donc ñu ngi encore rafetlu merci pour ñu ma quand même sëñ bi man ñu permettre ñu laaj ay questions
parce que dafa nekk nit boo xam ne mi ngi commencé aborder un peu le volet politique. important man dama am ñaari question yu ma ko bëgg a laaj. bu njëkk bi moom mooy est-ce que suñu papa ji mës na opposé wu. kan man est-ce que mës nga nekk opposant xanaa jàngaloo histoire du Sénégal. waaw non dama laajte moo tax question laay laaj. waaw d'accord dama ne la. waaw papa man la ji nga man. waaw papa. waaw dama lay tontu wala. waaw papa bàyyi rek ma daaneel. daaneel. waaw. dama ne. est-ce que mës nga nekk pour opposant boo mësee nekk pour opposant kan nga opposé wul foofu laa doon daanele. deuxième question bi moom mooy que tey jii nii lan mooy sa lecture politique par rapport ak Sénégal ci fukki at yi di ñëw. lan nga gisee kan nga gis que ni mun na ko yore est-ce que lan mooy sa vision ci après mandat président Macky Sall bi. léegi laaj ngay laaj. bàyyil Pape Diallo tontu ko. na def rek ayatollah de Kaolack 1979. ah déet avant na buuba lim lay laaj sax. ak man mii di liggéey rek. ñun xam nañu ko sax waaye dañuy posé ay questions yoo xamante ni ci biti lay ayatollah de jógee. Kaolack 1979. mi ngi ayatollah de nii Kaolack. xam nga Google kenn moomu ko. defal. mais comme yow da nga ma laaj xam nga lu xew ba pare. mais sëñ bi dama ne bu dee da nga mës a opposé wu kan nga mës a opposé wul c'est ça la question. d'abord Léopold Sédar Senghor. voilà nga mun ñu ci wax. deuxièmement Abdou Diouf au début. lan moo leen wutale woon. loolu nag ay téere la man bind nañ ci man ñeenti téeméeri téere am na ci yoo xam ne chinois la am na ci ñoo xam ne ay américains ñoo ko bind yi ay anglais yi ay japonais yi ay indo yi ay. est-ce que du sa xaritu Kadhafi. mais yow léegi tapeel Google Books. waa sëñ bi. sëñ bi xam nga su xale yi. xam nga ñeenti téeméeri téere. mënoo ko wax ci 30 secondes. xale yi ñoo xam est-ce que du sa xaritu Kadhafi moo taxoon nga nekk opposant. mais kii baan boobu xabaar sax amul. baan waaw. baan bàyyi rek ñu kii en fait voilà comme nit ñi seetaan day bëri question yi nit parce que ñi nga xam ne amuñu accès ci internet ak ci chinois yeeg kii pour ñu mën a comprendre que ni Serigne Ahmed Khalifa Niass mu mun ñu ci tënkal rek daal. waaw yow buuba waaw yow yaa ngi ni macha allah weex tàll ba mel ni yaay sama mag. waaw. te yaa ngi may wax papa boole ci. waaw yaay sama papa de. waaw d'accord mais yow. yow mosuloo dégg ki taal drapeau France ci place de l'Indépendance ci kanam Mitterrand yi xamoo ne loolu xew na. kan la kooku wax ak yow la. Oustaz. question bi may laaj. waaw pour sénégalais yi la. du pour man kese. du sama connaissance personnelle parce que effectivement am naa accès ci internet mënoon naa dem xool. waaw mais man sama lépp dara na bu lépp mi ngi ci biir internet mi ngi ci ay livres ci làkk yëpp. waa léegi kon nettali ñu bi nga lakkee drapeau France ba. nu mu demee ak lan moo taxoon loolu xale yi war nañ koo xam. waaw 20 mai 1982. bi nga xamee ne kii am na bi nga xamee ne Mitterrand gagné ne la gauche. mu jóg di def tournée ci réew yi France ilifoon mu ñëw Sénégal boobu maa ngi ànd ak sama rakk Sidi Lamine ma yónni booba ki nga xam ne moo nekkoon sama loxo ndeyjoor muy ndem si yàlla Latif Guèye ma luyee saalu Croix du Sud seen salle de réunion moom dañu utilisé woon turam parce que bu doon man maa ñëw léegi ko dañuy police bi dañuy ñëw xam fii dara man war na fee xew te Mitterrand ngi fii ñu ngi sécurité bi mi ngi gis xool lu ne. waaw te boobu moom kenn xamu ko boobu. donc ma loué ko def fa conférence de presse kii ñëw presse française bi yëpp ñëw ma wax ne France daf ñoo war a libérer lii ñuy laaj tey lii gars yi di wax ni ay sonkoog monkoog ñonkoog yooyu yëpp. man def naa ko bu yàgg keroog. lu tax àndoog ñoom ñu ngi wax France dégage te loolu moo waxoon ci jamono Mitterrand moom dafa xaw a méngoog seen combat. dama ne déedéet ñoom ils n'ont pas de combat ñoom ils ont du bruit à diffuser. ils ne font pas de combat. combat mënoo ko def boo dee nii ne kon damay tëdd kaso naa dem tëdd man damaa dem tëddi kaso man ak sama rak Sidi Lamine ak ñi nekkaloon. yi nga jour boobu jàpp nañu au moins 50 personnes parmi les symboles de l'opposition bokk na ci Mbaye Niang PLP bokk na ci Mamadou Ndoye mii bokk na ci mbooleem opposition Sénégal feesal nañ mbooleem commissariat yi ci biir Sénégal fii ba Rufisque
gendarmerie yëpp fees dell lire leen seen li ma lay wax y a une date à partir boo xoolee mai 82 loolu yëpp da nga ko gis mais nekkuma fi pour nettali loolu parce que kooku c'est déjà de l'histoire ancienne. waa déet ñun dañoo bëgg xam histoire. par exemple d'accord histoire ancienne. xam nga tey xamuñu ni woon ne lakk nga drapeau dëkk jàmbur. ñu jàpp ma man ak Sidi Lamine. ca nga defee grève de la faim. ñu nekk fa déedéet defuma grève de la faim dama faa nekk. lii ma lay wax mai la mois de décembre. ci la MFDC éclaté. ban année en quelle année. ba ne décembre 1982. ci la MFDC ci la jigéen ñi demee woon ca bois sacré ba te njàpp jamakun ak kii ñoom ñooñu maanaam tous les leaders du MFDC indi leen fii 100 mètres ñu fekk ma fa. ba ñëwee ma wax daayira yi nañ leen toggal di leen jox ñu lekk ndax amuñ fi mbokk. waaw Oustaz. léegi xeex boobu nga amoon yaa 38 ans. ci tey. waaw pourquoi xeex boobu tey jii nii. ñi nga xam ne ñooy revendiquer pour que France libéré ñu pour que ñu amaat suñu jël suñu xaalis moomal ko suñu bopp ñuy xeex même combat bi 38 ans après pourquoi loolu actuelatul par exemple ñi nga xam ne damay gis ngay def référence lu bëri ci Ousmane Sonko. di ko woowee Monko. waaw léegi te moom genre discours boobu la lan mooy différence ci lu xewoon yaa 38 ans. man dama yàkkamti ñëwoon kii Monko ñu del na leen duñu benn. non dañu poser question rek. dama ne la. xam nga maa ngi wax Jamakun man maag Jamakun bokk nañu benn néeg bu ñu tëjee. benn néeg. fan ca néeg boobu bañ fa ñëwee dañu ne Cheikh Tidiane si bi fi nekkee ci néeg bi la nekkoon. xam kon man am naa jaar-jaar. mais pourquoi discours bi. Sonko am jaar-jaar boobu du ko am. xam nga mënumaa def ak Jamakun nga xam ne maamam la di wax ak Sonko. est-ce que Jamakun maamam la. waaw looloo tax dama ne man ba ma waree bay naa ba ma ca tolloo léegi ñi ca toll buñ bëggee bay nañ bay. waaw mais waaye nañ dem ci tool yi. waaw mais sëñ bi bu ñuy bay même bay mi ngay bay. doo leen encouragé pour waar wi mën a yegg. te mu nettali ñu lu mu góob. waaw ma ne man daal mag laa j'ai 74 ans. yéen fekkee na nu fuet de. dégg nga maa ngi sama 74e année dund naa la Baye Niass dundoon. lii sama dund bi Macky mii ndaw la. te yaakaar naa ne buñ ko jàppalee ak surtout bu waxal ko saay-saay si ba mën a liggéey bi man loolu doy na ma bu ñeneen ñëwee continuer. sama deuxième question bi nag. mooy fii ak fukki at nan nga gis ci ñi njiite Sénégal. fii ak fukki at. waaw ban changement politique nga fi gis. loolu yëf yi gisaane la nag. non ban lecture nga ci am. déet loolu borom mi pettaaw nga koy laaj wala séeréeru xalifa bi. loo xalaat ci élection yi di ñëw. loolu ma ne. est-ce que amul ku mu waxal avant muy ñëw di ci plateau bi. ma ne waxi ëllëg sax wóoruñu waxuma laa man du Ahmed Khalifa Niass bii laa xamoon man. Amina Poté mu ne xàmmeewu la tey. waaw tonton. waaw. est-ce que amul koo waxal avant ngay ñëw parce que yow macha allah man ci ñi la fan laa bokk ndax lu tax. loo mës a sumb rek def nga ko bomb macha allah. mais tey question yi la buuba jox yépp man bëggoon naa am yu ma ci leer te bu ci nekk dafa mel ni yii da nga koo daw yii nga yebal ñu ca YouTube ba. te ñun dañoo jàkkaarloo yow bëgg a xam ma ne kuy daw ba dajeeg man amagoo jàllal. ay ca kon leeralal ñu li la Bouba Ndour di laaj ndax man wax dëgg fa yàlla awma ci expérience te bëgg naa ci jële dara tey. mooy lan Bouba ay ca demal livre yi mu ne bind nañ ko. non man kay question bi mujjee moo ëpp solo. mooy que nan nga jàngatee situation politique bi ak élection yi di ñëw. nekk en 2024. loo ci xam. man daal li ma xam. xam nga ku am 74 ans. waxi 24 wàcc na la. da ngay toog rek bu lay fekkee nga xam ne fekk la fi bu lay fekkul nga xam ne dem nga foo war a dem. ndax ku dee mag dee ku deewul mag dee. waaye. jusqu'à booba. maa ngi ak Macky lu Macky wax laa wax. kon da nga bëgg a wax ne Macky Sall mi ngi fi ba booba yow daal da nga far. nii nga waxee nii buñ la dégloo mooy bëggoo wax. waaw loo xalaat ci par exemple sëñ Oustaz sëñ bi boo demoon ba 2024 président Macky Sall décidé na day def 3e mandat lan mooy sa xalaat ci loolu da ngay ànd ak moom ci loolu. ci lan. bu décidé woon ne dafay def 3e mandat. xam nga tubaab dañoo wax ne avec des mais et des si on met pari en bouteille. ba naa ngam xewoon ba naa ngam xew.
maanaam comme tey nga naan ne Amina Poté mii bu amuloon jëkkër wala bés bu tasee danaa ko takk waaw bu tasul nag loolu duñ ko waxee loolu du waxit dañuy wax ci li teew rek. kon wax ja jotagul. wax doo mën naa ñàkk am. léegi Ndoye joxal yaa awa. waaw yaa awa. après ñu doog a ñëw foofu waaw. yow ay ancien président rek nga koy laaj. ñëpp dem na dama bëgg ñu dugg ci. waaw nañ ñëw ci actualité bi nag. après may nañ ko weer ndax corona kaay xaaral la yaawa dem. waaw yaawa waaw. voilà donc Pape ñu ngi lay nuyu di la dalalaatal jàmm ci plateau QG alors Pape man fi mu bëggoon ñëw si actualité la ba tey alors sëñ bi Niass tey gis nañ li nga xamante ne mooy la position peut-être de certaines familles religieuses bi ñu am par rapport ak crise bi nga xamante ne am na ko fii tey ci Sénégal alors ñu ngi dem sax bay wax peut-être l'autorité spirituelle est-ce que tey jëlul le dessus vraiment ci li nga xamante ne mooy le pouvoir étatique bu ñu gisee problème yi nga xamante ne am na fi en plus aussi bu ñu gisee ni peut-être am na benn pression boo xamante ne teg nañ ko ci seen kaw pour ñu assouplir li nga xamante ne mooy mesures yi ñu fi jëloon ba tey ñu changer ko nii. non définition pouvoir mooy contraire décision religion waaw la limite du religieux c'est l'invocation du Tout-Puissant. yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla nangam yàlla nangam sëriñ mënta paase yàlla nangam pouvoir nag da ngay bind léegi ne yaa awa nommé ministre de nangam Pape Cheikh Diallo nommé secrétaire général de nangam dégg nga baan nommé ambassadeur gouverneur je sais pas quoi loolu ñaar yi bokkul kooku ni mu mel moo tax moo wax leen sànq. tey jii nag loolu Macky Sall moo ko mën a signé mais est-ce que loolu Sonko mën na ko signé wala ko dul Sonko ñoom ci opposition bi bari nañu kenn mënu ko cee signé le seul qui peut signer des décrets ci fii ñu toll mooy le président Macky Sall. il faut faire avec des réalités. Sénégal nag dañuy wut benn waxkat ñu ne ko kaay wax mu ñëw di def le kankoran mais du kankoran du signé décret. waaw mais waaw vas-y Amina. demal. ma ne Macky Sall signe de décret il n'est pas en concurrent. yow ak Sonko lan la bëgg nañ xam parce que damay bañ loolu rëccuñu. question yaaw bi am na solo torop. waaw mais boobu ba tey yaag buuba seen affaire bi Sonko mi ngi ci. yaag yaa awa exemple yi Sonko mi ngi ci lu xew ci yow ak Sonko. Sonko dafa sàcc sama parti. da nga am problème ak Sonko man maa defar parti le premier août. 2000 mu tudd Front des Alliances Patriotiques moom mu ñëw defa parti bi nu mu tuddati. xaw ma foofu la da ko sàcc te xamoo parti bi. parti bi nu mu tuddati Pastef. ok les patriotes nag fii lañ ko sàccee. dégg nga. ok bon mais c'est pas grave xam nga Sonko pour man gis naa ko comme quelqu'un qui fait un jeu d'enfant. dégg nga léppam mi ngi ko teg ci impôt lii mais un vrai économiste c'est celui qui peut concevoir koo xam ne mën na concevoir une économie sans l'impôt maintenant quand on y ajoute l'impôt sera en plus. d'accord mais puisque nekk. la preuve tey jii impôt lépp ci li ñu prévoiroon ci l'an 2020 lépp dindi nañ ko alors. su fekkee ne amoon nañ leneen nag lu dul lempo kon duñ ko dindi. lempo it am na solo ci askan wi. am na solo papa c'est-à-dire que man dama bëgg nga xam ne man am naa conception état wu Sénégal naka lay nekkee un état prospère man sama programme buñ ma dégloo le Sénégal mooy gën a riche la Suisse. dana mel ni Suède waaw parce que ay outils rek la ma ne xam nga noo koy xamee. man bi may jóg kay Kaolack di ñëw fii samay daal rek laa indi te wax dëgg yàlla chaque année danaa dépenser ay dizaines de millions yoo xam ne dama ko liggéey te yenuwuma saako bayuma awma magasin donc xam naa ni ma defee ba mën a am pour sama njaboot lu ñu dundee teddee ko mais réew du dara lu mooy kër gu mag rek la bu ko yàlla dogaloon ci man ma toog fii Macky di def mën naa def yu kéemaane mais nag comme moom la yàlla def ci moom ci yëf yi bu ma dégloo
ma wax ko li ma xam. ok am na solo papa. waaw man tamit am naa laaj moo xam ne bëgg naa la ko laaj. waaw te sa waa ji nga xam ni moom nga àndal moom da nga ko